mbokk internet Medina TV yi maa ngi leen di nuyu di leen sant ci teewlu gi di biral sama mbégte ci jokkoo ak yéen ci jotaay bi nga xam ne waa Medina TV ñoo ko tànnoon concept bi ngir bëgg ko wéyale ànd ceeg sunu jëm yu xeebu yi. li waral jotaay bi nag du xam-xam bu ne gàññ bu ñu am waaye bëgg rek taxaw ci wax bu am solo boobu nga xam ne Cheikh Anta Diop waxoon na ko naan l'intellectuel c'est la personne qui met son intelligence au service de la population à laquelle elle appartient. waaye waxtaan woowu ñu bëgg a am ak yéen nag ñu fexe ba orienter projecteurs yi ci ndaw ñi li tax ndaw ñi alors dañu bëgg def taxaw seetlu Sénégal ndaw ñi ni ñuy doxee ñu jàppee réew mi ak lépp lu seen jafe-jafe ñu jéem a càmbar mbir yi ba fexe permettre leen ñu am la capacité de pouvoir porter le projet de développement de ce pays-là. waaye itam bëgg nañu waxtaan wi ayu bés bu ne ñu débattre ci benn thème boo xamante ni si dina amal njëriñu askanu Sénégal yépp. donc tey li ñuy def mooy fexe taxaw ci xel yi daal di sotti nag li gën ci sunu xel ngir xool yi mën ko taataan ba la cay toftalu ci acte wala action mën a amal njëriñ ñun ñu koy déglu waaye amal njëriñ ñi ñuy déglu. ba loolu itam mën a am jeexital bu positif ci askanu Sénégal jeexital boo xam ne du ànd ak benn rëccu looloo waral sunu jotaayu tey bii. waxtaan wi nag dama bëgg ñu teg ko ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy askan wi ndaw ñi ban taxawaay la ñu am ci réew mi beneen bi ci des mooy askan wi ban gis-gis la ñu am ci ndawu Sénégal. taxawaayu ndaw nag dañ ko war a accès ci ñaari mbir ndaw ñaar yi rek moo ko war a yitteel mooy ut xam-xam ak liggéey. ut xam-xam yeewu ci ut xam-xam ak liggéey yeewu ci ut xam-xam xam-xamu àdduna boo xam ne moo lay permettre nga am tous les outils nécessaires pouvant te permettre de porter le projet de développement du pays. ndax lu bari da ngeen di dégg ndaw ñu souvent ñuy kaas jëm ci wàllu pétrole di kaas jëm ci wàllu ressources yoo xam ne réew mi ngi ko tàmbalee am waaye est-ce que ndaw ñooñu di kaas tey waajal nañ seen bopp pour suba ngir ëllëg bu ñu leen dénkee lenge yi ñu mën a wëyal mbir yi te duñu juum benn yoon. waaye ndaw tam dafa war a yeewu ci ut xam-xamu diine xam sa diine dafa am solo lool ndax ñàkkuñu référence Sénégal da nga fiy gis ku mel ne Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah da nga ciy gis ku mel ne Seydi Hadji Malick Sy da nga ciy gis ku mel ne Maulana Cheikh Ibrahim ak ñeneen ba ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp. damay wax ne ndaw ñi tey bu ñu jëloon modèle comme maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ci bari tey duñu juum wala bokk duñu tàyyel ci liggéey parce que Baye Fall mooy lu nga xam ne dañuy axé seen mbir yépp ci liggéey ak jaamu yàlla culture du travail ak recherche de la satisfaction divine. tey bu fekkoon ne ndaw ñi am nañu orientation bu nu mel gëm naa ne duñu sonn ci wàllu woowu ci wàllu liggéey wala bokk dinañu tayal ci wàllu liggéey ñëpp rek bu ñu jëloon modèle maam Cheikh Ibrahima Fall ci wàllu woowu gëm naa ne duñu juum te Sénégal weesu na fii mais souvent ñun ndaw ñi li ñuy def mooy duñu jublu ci wàllu woowu parce que ndaw ñu ci bari tey lap nañ ci géeju caaxaan ak lijjanti ak mbiru naxas a kandang rek te géeju caaxaan boobu ak lijjanti. moom du jur lu dul rëccu rek rëccu lay jur. dafa am benn boroom xam-xam bu ne ndaw ak jigéen heure bu ko réew sofontalee jafe na ci réew moomu mu mën a tegu sur les rails du développement jafe na ci réew moomu mu mën a suqaliku waaye ndaw ñoo ñuy waxtaanee mën nañ ko diviser ci ñaari pàcc. dafa am benn génération boo xam ne ñu ngi juddu vers les années 80 ñooñu ba tey mën nañ leen considérer ci ndaw ñi. waaye dafa am beneen génération boo xam ne ci ndaw ñi ñi ngi judd ci vers les années 2000 te ñi ci mag tey am ñaar fukki at mais bu ñu delloo ci ndaw ñi nga xam ne ñi ngi judd vers les années 80 ñooñu crises yi ñu tombel sont les crises économiques les crises écologiques crise sanitaire yenn yi ndax feebar bu mel ne sida ak yooyu ndaw ñi loolu la ñu fekkee ndaw yooyu loolu la ñu fekkee maintenant ndaw ñi nga xam ne ñi ngi judd après 2000 te ñi ci mag tey am ñaar fukki at ndaw ñooñu li ñu subir du crise économique du crise écologique du crise yooyu waaye crise de valeur la ñu subir parce que ñu njëkk ñu juddoon vers les années 80 ils avaient la possibilité de côtoyer leurs parents
am nañu possibilité côtoyer bàjjan bi ci kër gi saa su nekk mu leen di ñaax di leen wax fan la ñuy teg seen tànk ba duñu juum ci seen yoonu tekki chaque fois parents yi dañu leen doon côtoyer waaye ndaw ñi nga xamante ni si ñoom ñoo juddu 2000 jëm kaw ñooñu am nañu bàjjan bi mooy Google am nañu papa seen papa mooy smartphone yi am nañu leneen ak leneen diisoo bi waroon am seen diggante ak seen waajur amatul. voyez un peu donc problème yi day daal di bari ci jamono boobu te ki nga xamante ni si la subir les crises économiques crise écologique crise yeneen yooyu kooku débordement psychologique lay am pour nga indiwaat ko du jafe mais ndaw li nga xamante ni si li ko dal mooy crise de valeur kooku pour nga indiwaat ko day jafe parce que amatul référence tey loolu moom mooy tax ba ndaw ñi ñuy jéggaani référence parce que ki ñu war a xool fii mu nekk ci réew mi ñu war ko jël comme référence dootuñu ko jël léegi nag ki leen internet bi di wan ki leen télévision bi di wan kooku la ñuy jëli comme référence te ngeen jéggal ma ci kàddu souvent internet bi ak télévision bi ki ñu war a génnee comme référence duñ ko génnee donc dañu xool benn waay boo xam ne li muy wax amul benn njariñ mënu la permettre benn yoon nga tegu ci yoonu tekki waaye lim lay permettre rek mooy ngay gën di nasax di gën di suux ci géeju caaxaan ak géeju lijjanti nga xam ne mënul jur lu jur rëccu donc yoon la tey ñu def benn taxaw seetlu boo xam ne dina mën a permettre ndaw ñi ñu def benn prise de conscience xam ne nag jot nañu soppeeku ndax ndimbal na ca fekk loxoy borom tey lii ngeen di kaas bu dégg bëccëg suba ak ngoon ci état bi pour ñu dimbali leen yéen foog ngoon tegu ci yoon te war nit ñi ne dañoo bëgg a tegu ci yoon ñu ndaw ñi ndax kaddu yi may wax nag suma bopp laa ci jiital kaddu soññee la parce que maa ngi ci biir ndaw laa ni ñoom waaye itam dama bëgg rek ñëpp rek def taxaw seetlu daal di identifier problème bi selon ces deux générations là mooy ñu judd vers les années 80 ak ñi nga xamante ni tey ñi ngi judd 2000 jëm kaw ndax problème yu du benn jafe-jafe yu du benn crise yu du benn ñële crise yi ñu subir li leen dimbali woon ba tax soobuwuñ ci géeju nasax googu mooy diisoo gi ñu doon diisoo waajur yi am gi ñu amoon kilifa di jege bàjjan yi di jege tonton yi di jege ñeneen ak ñeneen waaye ñii fi nekk jamono bi may wax ak yéen nii muy cette nouvelle génération là qui est née en 2000 ñoom am nañu bàjjan wax naa ko sànq seen bàjjan mooy Google donc li leen di intéressé yépp ci mbir yi ci àdduna ni muy doxee dañuy dem Google uti ko waxtaan wi ñu waroon a am seen waajur boo duggee ci kër yi ku ci nekk mi ngi ci sa téléphone ça devient un problème donc état bi mun na créer l'environnement pour te permettre d'avoir les outils nécessaires ba mën a participer activement ci développement wu réew mi et tout mais crise de valeur sëriñ bi loolu ci biir kër gi lay tàmbalee faw waajur yi def benn prise de conscience contrôler xale yi bu baax a baax ngir fi ñu bëgg a teg seen tànk ñu mën ko teg ngir yoonu tekki ñu mën leen ci teg ba kenn du def lu safaan nag ndax xale lawtalu yomb la soo ko jubbantiwul rek mën naa law ba law fu la neexul encore une fois de plus ndimbal na ca fekk loxoy borom ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen ayubés ci beneen thème boo xam ne dina intéressé ndawu Sénégal yépp jërë ngeen jëf.